gannaaw bu ñu sant yàlla jul ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant sunuy waajur di sant yàlla bu baax ñu may aussi tamit ren di 3e édition bi nga xam ne ñu ngi def distribution de ndogu di ko def ci département de Tivaouane di ko tàmbale Tivaouane Mboro commencé ko ci ay kaamil alxuraan yi ñuy wàcc chaque année ci limu 313 kaamil boolu ko ay dog yu am solo ci basmal ak suratu yaasin donc ñu ngi sant yàlla mi ñu may ñu fekke ko waat ren di ñaan aussi ñaan yàlla moo may ñu fekkaat waat ko déwén te kenn bañu ute donc liñ ci wax rek mooy di sant yàlla bu baax liñ ci sàkk woon aussi mooy yàlla dafa def ci dundu Serigne Abdou lañ amoon yéene ci moom ñuy wàcce kaamil di ñaan yàlla guddal fanam may ko wér donc bu yàlla defee ren aussi fekk ko fi ñu jëlaat yéene googu dellawaat ko ci moom sunu waajur El Hadj Ngalgou Ndiaye ak Serigne Sidi Mokhtar Mbacké nga xam moo fi nekk ak moom ak Serigne Maodo Touré ak Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum soxna Fatou Sy Mansour ñoom ñëpp nit yàlla yi jullit yëpp di yéen wàllu aussi tamit ci ñaan gi yàlla def ci Sénégal jàmm def ci réew mi jàmm defal bépp jullit jàmm donc lii daal moo doon sunu yéene ci bis bi. jërëjëf. waaw bon ñun yàlla dafa def du sëriñ bi sa sant ñuy dugg ci politique sëriñ bi daf ñu boole woon ak le président Macky Sall en tant que doomam président dafi ñëw mu boole ñoom présenté ñu le président de la République ñun aussi ñu xamoon bëgg-bëgg sëriñ bi xam ni tey kat Macky Sall dafa am lu mu lebal waa Tivaouane lebal ko waa département bi def fi lu am solo sëriñ bi wax ko ñëpp dégg ko ñun aussi ñu jëloon engagement devant sëriñ bi sëñ Abdou Alamine devant le président Macky Sall kat nañ ko jàppale. donc boobu ba léegi ñu ngi ci dugguñu ci parce que dañu bokk parti bi wala ba ñu bokk parti bi mais yàlla def na taxawal nañu ay mouvement yu am solo ci département bi yi nga xam ne tey moom la ñuy jógee pour jàppale le président et soutenir la candidature du président Macky Sall. fi mu toll nii yan mooy sa priorité am na ñoo xam ne santé moo leen di soxal ñii éducation ñii mbéy mi maanaam nawet baa ngi waaj a ñëw ñi nga xam ne ñooy béykat yi am na ñoo xam ne amaguñu jiw ndax yow def nga département ba xam lan mooy jafe-jafe yi ak yow lan moo su nar a nekk sa wàll. waaw je pense que ñun lu suñu priorité mooy ak di mener ay actions sociales donc social suñ ko waxee lépp ngi ci biir mbay ngi ci jafe-jafe yi nga xam ne tamit askan wi yaa ngi koy jànkonteel ñun luñ ci mën a andi comme solution rek fexe ba nit ñi aussi yëg seen bopp ñun ci loolu la ñuy dox donc yàlla def na aussi tamit xam nañ département bi waxuñu sax département xam nañ Sénégal li fi nekk xam nañ aussi li nit ñi dund lu fi am donc ñun aussi ci loolu la ñuy ñëw di essayer di contribuer sunu wàll ci li nga xam war nañ ko mën a indi askan wi li nga war nañ ko indi doomu aadama war nañ ko indi julli ci. fekk nga fi itam ay waa APR ñoo xam ne ñoo la jiitu ci parti bi ñii ci parti opposant lañ nekk lan mooy sa relation ak ñoom ñu ne Pa Modou Gueye le maire Serigne Gueye Touré ak Matar Diouf ak ñeneen ak ñeneen ñi ci. waaw yàlla def na aussi vraiment ñi ngi am ay relation yu am solo ak ñi nga xam ñoo fi nekk di liggéeyal président Macky Sall je pense que fan yii yàggul tuuti ñun toog nañ ñun ñëpp ñi nga xam ñooy jàppale président Macky Sall à commencer par le maire Diagne Sy Mbengue ci le ministre Abdou Ndéné Sall Seynabou Gueye Touré ak Cheikh Tidiane Diouf ak ñi nga xam ñëpp ñu ngi fi nekk di yëngu ci wàllu politique kii dand ak man Pape Thioub la tudd moom aussi ñëpp xam nañ ko ci wàllu politique mu am mouvement boo xam ne mi ngi fi am ay conseils aussi ci mairie bi donc relation yi am solo lañ am ak ñoom donc parce que li tax loolu mooy dañu bokk benn objectif benn combat duñ ay adversaire ñun parce que ñoom ñëpp ku ci nekk amul lenn looy loo xam te ñun tax nañ teg nañ suñu bët li ñu teg suñu bët mooy fexe ba Macky Sall gagné dès le premier tour ci élection 2019 yi jëm lii mooy suñu yéene. lan mooy sa objectif objectif bi ñu am benn objectif la rek mooy fexe ba Macky Sall gagné fexe ba Macky Sall jàll ci élection 2019 au premier tour loolu mooy suñu objectif. ndax sóoraale ngeen président bu mu leen dalalee ci gàmmu bi responsable dafa doon kontaan 44% législative. alors est-ce que loolu défi la ak nan ngeen fas yéene def waaw loolu bi mu koy wax man je pense que man taxuma bi mu koy wax je pense que ñi nga xam ne ñoom la fi teg jox leen ay ndomba tànk
ñu ko nekk fi di ko liggéeyal bokk APR je pense que ñun moo taxoon muy wax. man dama ñëw rek dolliwaat comme ni ko waxee dolliwaat xorom si sin li donc loolu moo waral ñun ñu ñëwaat pour jàppale gars yi nga xam ñoo la fi teg seen tànk. est-ce que ñoom amul discours boo leen di wax noonu. waaw bon ñoom li discours bi leen di wax je pense que ñoom xam nañ ko parce que yàgg naa leen ko mooy ñoom ñëpp ñu ànd doon benn donc je pense que mënuñu jàppale président si xaajaloo wala ay guerre de positionnement li am solo mooy ñëpp ànd bokk ndey bokk baay xam ni benn combat la combat bi mooy fexe ba président Macky Sall gagné en 2019 dès le premier tour. Ablaye objectif ci politique est-ce que gis mën naa jot mu laaj lu mel ni maire Mboro wala mu laaj waaw moom loolu li xew suba yàlla rek moo xam. mais li nga xam ni tey ñun moom lañ taxawee ni daal benn ambition lañu am. mooy jàppale le président Macky Sall. biñ koy def na ko dañ ko doon def si ndigal sëñ Abdou. donc ñu ngi sàmm loolu comme sëñ bi nekk aussi ñu ngi fesee ne sàmm loolu ndax dégg nañ si dénkaane mujj sëriñ bi mun nañ bàyyi xel Macky Sall bàyyi xel boobu nag ñun si loolu lañ nekk si loolu la ñuy dox aussi. ndax bëri ñu fi ICS UGSO ndaw yi am na xëy muy paradoxe. yow lan moo sa wàll pour waaw yàlla def na léegi rek bi may ñëw si yoon bi le directeur général des ICS Alassane Diallo woo na ma di ma féliciter moom je pense que lundi bi passé ou mardi dem naa seeti ko. waxtaan ak moom li nga xam ni tey war na mën a taxawu askan wi war na mën a taxaw population war na taxaw jeunesse bi si li nga xam ne tey usine bi implanté na fii wax naa ko ma ne ko su ma sañoon bala ñuy defati dara loo xam ni si wàllu emploi des jeunes la wala si loo xam ni tey kat war na mën a suqali collectivités locales yi. je pense war nañ bàyyi xel li nga xam ni moom la usine bi ngànk muy Mboro muy Darou Khoudoss muy Tivaouane ba Pire donc loolu boo ko waxee aussi tamit wax na ma si loo xam ne aussi tamit vraiment dal na xel parce que lu mel ni Mboro ñu ngi doon kaas affaire stade boo xam ni ñoom ñu ngi ko doon kaas di wax ba bu mu mujjee wax jox na instruction ba gars yi fi mu toll ñu ngi commencé def gazon ñu ngi commencé gazonné stade bi donc li ma ko wax aussi mooy si ndigalu Maktar ba mi nga xam ne aussi suñu xarit la waxtaan nañ ak moom aussi fas yéene na aussi ñëw Mboro ànd ak waa ICS xool lan la ñu mën a jël en charge li nga xam moo des ci stade bi mooy tribune bi clôture stade bi donc li mel noonu aussi tamit la ñuy fexe la ñuy waxtaan ak le DG pour wax ni ko aussi lu xawati ICS bala ñuy recruter kenn feneen ci àll bi je préfère ñu jël ñi nga xam ñoo nekk ci département bi et je pense que loolu xam na ko wax na ma incha allah am na beneen arrêt bi waaj a ñëw au mois d'octobre te loolu incha allah dinañ ko bàyyi xel pour que lii ma ko wax ñu fexe ba jeunesse bi ñëpp yëg seen bopp ci loolu incha allah. ci terrain politique bi ñu bëri jàpp nañ ne xëy na côté nguur gi moom ci waawoon nooy na mais est-ce que yéen a ngi sóoraale tam opposition bi nga xam ne xëy na moom tam mu jéem dara. waaw bon Tivaouane nooy na moom xam naa ne moom loolu waxin la rek affaire moom dara du nooy c'est que li am solo rek mooy gën a jàppaat gën a taxawaat gën a booloo fexe ba li nga xam ne moom la président bëgg mooy jàll au premier tour ñun ñëpp ñu xar suñu tànk tubéy ànd si bokk ndey bokk baay pour loolu mën a am. donc mais sóoraale ngeen opposition bi. waaw opposition bi man li may wax rek mooy tey ki nga xam ne yàlla dénk na ko mu wane ay preuve am parce que je pense que tey kenn mënu wax ni le Sénégal avancé wul parce que tey foo romb tout le Sénégal est en chantier donc Macky Sall tey mi ngi contribuer aussi mbay mi ngi contribuer aussi si kër diine yi mi ngi contribuer aussi si ñu ngi néew ji doole mi ngi contribuer si yu bëree bëri donc pour man ki nga xam ne yàlla dénk na ko ñu jox ko muy laajaat mu wane loo xam ne vraiment dal na xel je pense que nit ñi war nañ bàyyi xel aussi jox ki nga xam ne yàlla dénk na ko ñu dolli war ko lim laajaat koo xam ne xamaguñu bi ñoo leen lay andi que ñu koy jox koo xam ne xamuñu suba lan ak lan la Sénégal fa la Sénégal jëm ëllëg. piste de production tumurante ci département ndax am na sa xalaat. waaw loolu aussi franchement yàlla dafay def li nga may wax yëpp dafay fekk man dama si jokk ak ñu bëri bëri. ku mel ni le coordonnateur du PUDC Cheikh Diop xam naa ko donc dañuy échanger par rapport ak yu bëri peut-être que première phase bi lancé nañ ay travaux yoo xam ni egsiwul fi mais si deuxième phase bi ñoom bàyyi nañ xel aussi si département si région de Thiès bi aussi pour les pistes de production. jëf li nu tax a taxaw fii mooy dafa am jëf joo xamante ni day jëf ju rëy ki jëf-jëf ji nag kenn du ko laam-laamee mooy kan mooy Ablaye Ndiaye Ngalgou mi ñu taxaw mu mel ni bi nga xamante ni jël na ndigal ci sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine yàlla na yàlla yokku leeram bëgg a taxawal bis bi jaamoo ko yàlla ñaanal ci kilifa yu baax yi ren jii muy 3e édition ci coobaree sunu borom mu fekk sëriñ Abdoul Aziz Sy sunu borom def ca la ko soob Ablaye Ndiaye doore ko fii ci Tivaouane dem Mboro dem Domor
ak Kébémer ñu daje mu jàngalu 200 kaamil ak fukk ak ñett ak limu basmala ay junni ak limu astaghfirullah alazim ay junni togg ay ñam jaamoo ko yàlla ci jaami yàlla yi yóbbu ko ci jumaa yi yóbbu ko ci këru kilifay diine yi yóbbu ko ci prison yi jox ko it néew ji doole yi ngir jaamoo ko yàlla yiw woowu nag mu wax ni mi ngi koy ñaane yàlla sëriñam di xaritam sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine yàlla yokku leeram sëriñ si Ahmed Tidiane Sy sëriñ Mouhamadul Mansour ak sëriñ Maodo Touré di ci ñaanal sëriñ Sidi Mokhtar mi nga xam ni kenn la woon ci digganteem ak sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine kenn la woon ci diine ji ci rabbaloo gi nga xamante ni rabbale nañ ko l'islam bi ñëpp doon benn waaye nag nee na du fàtte way juróom alaaji Ngalgu Njaay ndax tey jii lu mu man rek mi ngi ko amee ci doole alaaji Ngalgu Njaay ak barkeem di ñaan yàlla tamit subhaanahu wa taala yàlla yàggal fi sunu xalifa général yi sëriñ Mouhamadou Mansour sëñ Mbay Si Mansour yàlla yokk fanam wéral cëram bàyyi ko ci kanamu njaboot gi ak sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbàkke ak sëriñ Seexu Thiénaba ak mboolem xalifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal yëpp duñu fàtte maam alaaji Bu Kunta fii ci Njaasaan di sant bu baax a baax ñi nga xamante ni jàppale nañ ko ci bis bi ba li mu ci bëggoon mu def ci yéeneem li ci des nag ñu bàyyi ko ak sunu borom tey ñaan yàlla nañ ko yàlla nangul Ablaye mu wax ni nag ni bu yàlla nangoo mu wëlbati ko waat nag ci ndigalal sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine di ñaan yàlla ci réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla na yàlla may nawet bu barkeel yàlla na yàlla may président Macky Sall 2e mandat boo xamante ne day leer naññ ci premier tour ndax ndigalal sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine moo jàpp ci loxol président ni ko dama bëgg nga jàppaleel Macky Sall ndax lii mu def ci hadara Seydi Hadj Malick njaboot gi rek ñoo ko mën a fay te nee na moom ndigalal sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine kat bu joxoñee njaboot gi nee na moom kenn du ko ci jiitu moo waral lu mu am dina ko jàppale président de la république muy guddi muy bëccëg ba mu am 2e mandat Ablaye nee na loolu mooy yitteem mooy bëgg-bëggam ànd ko nag ak askan wépp ànd ko bàyyiwul kenn bàyyiwul góor jigéen mag ak ndaw ak fu waay mën a nekk ci ndigalul sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine Ablaye Ndiaye nee na président Macky Sall la fas yéene jàppale au premier tour mu dégg wiiw président yàlla na ko yàlla def ci barke sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine kon Ablaye askan waa ngi nii gaañaa ngi nii li la waroon def nga ko ànd nañ ko ak yow lan mooy. Tout d'abord permettez-moi de remercier de rendre grâce au bon Dieu et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que moi en tant que acteur de développement et natif du département j'ai eu à discuter avec les responsables de l'APR du département de Tivaouane pour leur demander main dans la main de travailler dans l'unité et d'éviter les guerres de positionnement, travailler dans l'ensemble pour faire élire le président Macky Sall au premier tour en 2019. C'est votre principal objectif, mais peut-être que dans le département, dans la commune, il y a des doléances, vous avez des priorités peut-être? Oui, moi je pense que les priorités, les doléances, donc nous on est là pour écouter la population. On est là aussi pour essayer de répondre à toutes les sollicitations de la population de Tivaouane, du département de Tivaouane. On est là aussi pour écouter la population et essayer de faire de notre mieux pour aider cette population à aller de l'avant, pour aider cette population à vraiment sortir dans d'avoir une vie meilleure. Vos relations avec les autres responsables qui sont déjà là, vous allez vous mettre derrière eux, vous allez... Non, je pense que on n'est pas dans cette dynamique. Nous, on est là pour soutenir le président Macky Sall. Donc, on ne peut pas être derrière qui que ce soit. On veut travailler ensemble dans l'unité. Donc, essayer de faire rire le président Macky Sall. Mboro, grenier de l'horticulture, mais également Mboro,
ces paysans qui sont dans les champs. Est-ce que vous avez vent de la campagne agricole? Et la toute dernière, c'est par rapport également à ce paradoxe qui existe entre des usines ou des sociétés extractives comme GCO, comme ICS et j'en passe, alors que la jeunesse a un taux de chômage exponentiel. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, comme je l'ai dit tantôt, moi j'ai eu à discuter avec le directeur général des ICS, à qui on a échangé par rapport à la situation de Mboro, par rapport à la situation du département. Donc il a eu vraiment à me rassurer. On a eu à discuter sur le problème de l'emploi des jeunes. On a eu à discuter aussi sur les problèmes d'infrastructure dans le département. Et je pense qu'il m'a rassuré qu'Inch'Allah, ils vont essayer de trouver d'autres solutions pour essayer d'améliorer la situation dans le département. Qu'est-ce que vous avez discuté aujourd'hui? C'est l'occasion de revenir sur cette action de solidarité. C'est quoi exactement? Non, en fait, j'ai eu à la rencontrer, je pense, la semaine dernière. Donc, on abordait sur le sujet de l'estat de Mboro. Donc, ils m'ont appelé aujourd'hui pour me confirmer qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour faire démarrer les travaux. Donc, en commençant à gazonner l'estat et puis essayer de voir avec le ministre des Sports avec le ministre des Sports de faire la clôture, le mur de la clôture de l'estat. Donc je pense qu'on a eu à discuter par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. الأعظم معه امتثالا لأمرك وقصدا لوجهك الكريم طالبا منك رضاك وبالنية إهداء الثواب لمولانا وسبب إيجادنا وإمدادنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسألك اللهم متوسلا به إليك وبمن أنزلته عليه أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا من قلت أدعوني أستجب لكم أدعوك بوجهك الكريم وبنبيك العظيم ممتثلا لأمرك وموقنا بإجابتك أن تنزل علي اللهم أن تنزل علينا اللهم بركات كتابك العظيم وتفيد علينا بحور الخيرات والبركات في الحركات والسكنات وتقضي حوائجنا وحوائج من أسند علينا حوائجه وتوني لنا الحياة الطيبة المباركة بالعز والنصر والتأييد والنجح المقاصد ونيل المطالب والمنى وتداركنا بلطفك الخفي وتسخر الكون لنا وتسخر الكون لطاعتنا وخدمتنا والسعي في مراتي وتفيض كلماتنا فيهم وتملكنا اللهم الرقاب والقلوب بأسرها بقوة قهرك وتفتح لنا الكنوز وتبارك لنا فيه وتقوي لنا بجاه ورفعة وازدياد من كل خير وغنى تام وكثرة الأتباع وخدام وتصب علينا اللهم الأرزاق الحسية والمعنوية من مشارق الأرض ومغاربها وميامنها ومياسرها وترزقنا اللهم ذرية طيبة مباركة كثيرة وتصبغ علينا وعليهم وعلى أصحابنا نعمك الظاهرة والباطنة وتجعلنا جميعا صلحاء كرماء نجباء عاملين بعلمنا وعارفين بربنا وتبتش اللهم بمن بغى علينا وبمن حاربنا وبمن عادانا وبمن رمانا بالسوء وتكف عنا أيدي الأعداء والحساد وتعتف علينا قلوب العالمين وتحفظنا من شرورهم ومن مكائدهم وتبارك اللهم لنا في الأرزاق والأموال والأولاد وتخلصنا من جميع الأحزان والأهوال والأمراض والهموم والشدائد والكروب والغموم وتجعلنا اللهم الإجابة في سر والروح وعقلي وقلبي
ونفسي وهمتي وحالي وقلمي ولساني وكلي وتمتعني اللهم بالحواس الخمس الباطنة والظاهرة وتحفظنا من جميع الأمراض ومؤلمها وتقر عيوننا في أنفسنا وأتباعنا وأصحابنا واجعلنا اللهم في حزب الله واجعلنا اللهم في حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون وتيسر لنا اللهم نفقة كافية وكسوة موافقة وعيشة طيبة مباركة راضية واجعل اللهم أولادنا وأتباعنا وعيالنا متحابين ومتوافقين ومتناصرين ومتبادلين ولا يتنازعون ولا يتباغضون ولا يتحاسدون ولا يكون للشيطان ولا للسلطان ووزرائه وأعوانه علينا وعليهم سبيل بل نكون جميعا في ظل عيش رغد ونعم ضافية من الله وتعزنا جميعا من الجوع والفقر والعري والجبن والبخل ومن الجهد والشدة وضيق الحال وأن تنيلنا منك ومن نبيك ووليك الرضا التام ومن إخوتنا وأخواتنا وعشيرتنا وأقاربنا وجيراننا وأصدقائنا الرضا التام وتعطينا اللهم القبول التام والإقبال العام والدرجة الرفيعة والعافية التامة وتسترنا اللهم بسترك الجميل وترزقنا اللهم عمر 90 في طاعتك من غير ضعف والعلم والعمل به والمال المبارك فيه والبنين الصالحين والبنات الصالحات وكمال المعرفة وحلاوة الإيمان وهون الموت وحسن الموت ولقاؤك وأنت عنا راد وتزوجنا اللهم بزوات المحاسن وتحفظهن جميعا من سيء الأمراض ومؤلمها ومن الجزام والبرص والجنون وكل عدة تحدث في الجسم ونجنا اللهم من سحر كل ساحر ومن مكر كل ماكر وعقد كل عاقد وتعطينا اللهم قرة العين في أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأحبابنا وأتباعنا وتجعلنا اللهم جميعا في دائرة العناية والألطاف والحفظ من القرائن والتوابع والشيطان وأوليائه والريح الأحمر والداء الأكبر ومن السرق والحرق والغرق وتجري اللهم لطفك الخفي في أمورنا كلها الظاهرة والباطنة اللهم وأن ترزقنا اللهم القرى والدور المعنوية برجال صالحين ونساء صالحات سنيات وتنجنا اللهم من شر العيون والألسن والحساد وتجمع شملنا وتؤنسنا في وحشتنا وتنظر في فقرنا وفاقتنا بعين لطفك وتفيد علينا اللهم الأموال الكثيرة الجزيلة من كل ناحية من حيث لا نحتسب وتيسر لنا الله المراكب الموافقة والأرائك الرفيعة والفرش المنمقة والزي الحسنة والبساتين المباركة والدواب والأنعام والثمار وأن تنجينا اللهم من السلب بعد العطاء ومن الفقر بعد الغناء ومن شماتة الأعداء وتؤنسنا في وحشتنا وتقضي ديوننا عنا من غير تعب ولا مشقة واجعل اللهم أحبابنا وأصحابنا دائما في رفعة وازدياد وخصب وانقياد وترزقنا اللهم دوام رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأن تعطينا اللهم جميع ما نضمره في قلوبنا متالعا عما في دمائره إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغوص لله وسيلتي ختام النظام للولاية جملة به نرتجي الغفران من كل ذلة به نرتجي فتح المغاليق كلها وقاية التيجان من كل شدة
وكم أشتكي عند الإله زيارة زواياه لكن العنان بقبضتي أنادي وهل يجدني داو أخ الجوى هل الدهر يعطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده وإن لم أنلها يا مرارة عيشتي وعدت وأنت الوعد إنك صادق إجابة داع ذي اضطرار وظلتي إلهي فاعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير سنيتي مع الآل والأحساب ما ضر شارق وما قال داع يا إلهي لشدتي اللهم هذا الجد منا وعليك التكلان فلا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد إنك لست تخلف الميعاد يا ربنا يسر لنا المراد بحرمة وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير والرضا وتغلق عنا بها باب الشر والطغيان وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الفاتح. صلاة الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين يا رب العالمين. yàlla ko yàlla nangu. allahumma